alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yu 2STV yi ne ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ngeen mën a ni di ànd ak seen télévision bi di 2STV waaye di ànd ak seen rajo origine FM 88.4 dellusiwaat nañu yéen seen jotaayu daara ji ñu tuddee yoon wi seen mbokk daara Abdoulahi Gaye di leen ko présenté macha allahu comme niñ leen ko aadawoo di waxee baaxoo di ko dégg ngeen koy dégg ci ñun yoon wi moom mu ngi ci yoon wi rek ku mu gis ni yaa ngi ci yoon wi mu jël la ngeen ànd tegu ci yoon wi ci noonu rek wax nañ leen ni fu doomu réew mi nekk yor lu mën a jëriñ réew mi jëriñ diine ji dinañ leen ko fi indil moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew incha allahu ci noonu rek tey ci la ñuy dalale suñ mbokk Serigne Mor Talla Ndiéguène Serigne Mor Talla Ndiéguène nag xëy na ñi ànd ak ñun ci émission yi xam nañ ni bii du yoonam bu njëkk mu jaar fi waaye ci biir réew mi nag bii mooy yoonam bu njëkk bu mu fi war a jaar ak ñun fekk nañ ko ba Paris def ak moom émission bu am solo boo xam ne jàllale loon nañ leen ko nit ñi jariñu ci xam-xam mu waxul ñu ci yu am solo yoo xam ne ba léegi nit ñaa ngi koy tàqamte ko neexaay bi jeexul macha allah at mu jot nag su ñëwee Sénégal rek mu ut ko ut rek mu jafe waaye ren moom fa ñu daje ba tax mënula mucc moom xam na ko macha allah si la ñu war a tas bi ñu waree tase nag ñu war a am lu ñu waxtaane ma yëg rek ni faw ñu waxtaanee kayfa nuhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam nan lañ ko war a bëggee parce que coow li ci réew mi ak àdduna bari na ku ne naan bëgg naa yonent bi est-ce que nii ñu ni wanee ni noonu lañ koy bëggee noonu la wala du noonu ak nan lañ ko war a bëggee war nañ ko waxtaane kon su ma ko bàyyee mu nuyoo ba pare dama koy dugalaaleel ñaari laaj yoo xamante ni moom lay taayee jotaay bi mooy bu ñu bëggoon a xam kan mooy sallallahu alayhi wa sallam mi ñu war a bëgg mooy kan ak mbëggeel googu mooy lan sëriñ bi loo ñuy wax bu boobaa. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 wassalatu wassalaamu ala nabiyihi wa abdihi sayidina wa habibina wa shafiina wa qurrati ayunina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saahibi albarakati aluzma wa ala alihi wa sahabatihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Abdoulahi Gaye ñoo ngi lay nuyu di jaar ci yow di nuyu waa kër gi yëpp kilifa gi ak njaboot gi yëpp macha allah waaye di jaar ci yow di nuyuwaale waa 2S yëpp. téléspectateurs yi nekk ci réew mi ak bitim réew. di leen ziyaara bu baax di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak sutur ak teraanga ak yokkute ak yëkkatiku. di nuyu tamit nitu diine yëpp ndax jotaay bi jotaayu daara la kon nitu diine yëpp nitu alquran yëpp ñoo ngi leen di ziyaara bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen indil tamit nuyoo Serigne Muniru Ndiéguène Al Khalifa tabarakallahu barki dem ci 1h30 laa dem di ko wax jotaay bi mu bëgg lool mu wanaat ma cofeelam ci yow ak njaboot Baye Khalifa yëpp waxaat ma wax yu daw yarama yaram macha allah kontaan bu baax a baax suñ ko nuyoo nuyu nañu Serigne Sepp ak ulama u yeeg aima yi ak duaat yi ilallah yëpp ñaan yàlla mu may ñu émission boo xamante ni njëriñ lañ ciy jëlee gën cee dégg diine gën cee defaru incha allahu taala. macha allah kon nuyoo baa ngoog macha allah muy nuyoo bu matale am solo yàlla yàlla fayal ñu la kon ma relancé waat rek question bi. waaw kan mooy sa soppe bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbëggeel bi ñu ko war a bëgg loolu mooy lan. waaw alhamdulilah donc xam naa dañuy dem directement rek ci question bi waaye bala ñoo dugg man li ma njëkk a marqué mooy intitulé question bi. kayfa nuhibbu rasulallah. sallallahu dafa mel ni kooku question la. du bu dee phrase bi jeex na dañuy def point d'interrogation. moom la ñuy wax question mark. wala alatul istifham. loolu rek dafa am solo lool ndax damay wax ne alxuraan li ci ëpp son borom su bëggee nit ñi dégg day poser question léeg-léeg sax ay phrases interrogatives lay utiliser alam yu bëri loolu rek lay junj ndax nangam ndax nangam ndax nangam ndax loolu moo ëpp pédagogie moo ëpp douceur moo ëpp yërmande moo gën a neex waaw sëñ bi ndax duñ def nangam moo gën a neex def leen nangam waaw lamar lay doon te day léeg-léeg mu xaw a doy waar donc duñ ne nan la ñuy bëggee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ne question boobu dafa am solo ndax
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu war a waxtaane première étape doxam ci yàlla te boobu Seydina Jibril yegg seegul da daan dem rek ca xaaru Xira di xool asamaan di xool suuf di xool jaww ji di posé wu ay question xalaat yooyu bokk na ci li ko ubbil buntam ci digganteem ak boromam. léegi nag foofu rek la différence bi di feeñee ci ki nga xamante ni day posé wu question ngir am xam-xam ak ki nga xamante ni day posé question pour weddi ñaar ñooñu bokkul moom la ñuy wax li ñuy wax ci wàllu xam-xamu littérature un esprit critique un esprit de critique. ñaar yooyu bokkul. te doo xoolee damay wax mbokk yi ne leen bu ñu rejeter question yi buñ ko daw buñ ko ragal. c'est important c'est important nañuy bàyyi njaboot gi ñu poser question nañuy bàyyi ñuy laaj même bu dee question yu dérangeante la parce que duñu leen bàyyiwul ñu laaj ñu dañ koy laaj internet te internet kenn xamul ki nekk ci ginnaaw ordinateur bi man leen doo leen xoolee sax bopp doomu aadama nii doo ko xoolee nii daanaka point d'interrogation lay xaw a nirool nii soo ko xoolee nii doomu aadama te su forme bi génnee nii question mark bi nii du génnee point ba moo cee manqué ma ne point ba ñun foofu la ñuy wuuteeg ñeneen ñi mooy ñi nga xamante ni dañoo bokk ci madrasatul muhammadiya mooy seen point ba mooy nekk seen biir xol boobu nag mooy jokkale xel mi ndax xel kase su demee musiba day am xol kase su demee musiba day am moo tax son borom bi muy wax dane wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid al hablul warid moom la ñuy wax la veine jugulaire moo jokkale cerveau bi ak xol bi moo tax boucher yi dëgg suñ ñëwee nii la ñuy def ñun ñi xamul dañuy riiti parce que dañuy ñëw rek dagg veine bi su ko defee dund dootu fa am la ñu rey dootul faatu dootul yëngatu kon question bi nga posé loolu duñ ci taxawee pour man loolu rek doyoon na émission mooy le fait que nga ne nga am courage yu laaj nan la ñuy bëggee rasulullah c'est important parce que mbir am na solo waaye façon dañuy wax ne la manière de dire vaut mieux que ce que l'on dit damay wax ne añ bi pare na ñëw leen xéewlu kaay leen barkeelu bismillah ñëw leen lekk ñëw leen wan yëpp benn la waaye waxin wi moo wuute ku nekk ak li nga koy wax donc du ne nan la ñuy bëggee rasulullah kon bëgg rasulullah bi moom lu am la ala kulli xaal kon façon bi moom la ñuy lijjanti beneen bi ci des mooy da nga wax ne kayfa nuhibbu rasulallah su la neexoon nga wax ne kayfa uhibbu rasulallah parce que jullit nga parce que man jullit la parce que kii déglu jullit la waaye foofu jamu nga def mu mel ni daf ñuy fàttali suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te pourtant yow dooy julli yow dong iyyaka a'budu nga waroon wax wa iyyaka asta'in nun googu day wane ni mahabba boobu ngay junj ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam concerné wu la yow dong yow jullit bi déedéet man damay wax ne al mahabbatu li nabi sallallahu alayhi wasallam wiraasa la c'est un héritage boo xamante ni ñun dañu cee toqantal yar ñu ci tërbiwuñu ci ba ñu dund ko avant sax ñu koy découvrir di xam kan mooy rasulullah sopp nañ ko bëgg ko te boobu mën naa am àggaguñ sax ci xam-xam ci moom ma ne loolu li tax ñu nga def ko jamu dama ragal ni ishaara la pour wax ne mahabba bi dañ ko war a transférer suñuy njaboot transférer ko suñuy soxna transférer ko suñuy kër transférer ko suñu lépp ba suñu lépp di saf sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen vocable bi ci mujj mooy rasulallah rasul day am na doole lool waaye du idaafatu tashrif boobu ñëwul ci allah amul doole dootul am benn solo doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy allah ji ñëw ci ginnaaw rasul bi loolu lu am solo la moo tax ma yëg ni thème bi phrase bu gàtt la waaye phrase bu am solo la mu mel ni du ñu ñëwee ci première question bi nga laaj mooy ki ñuy bëgg kan la il faut que ñu wax bëgg ci boppam parce que bala ñuy wax ki ñuy bëgg il faut que ñu wax bëgg waaw bëgg nag dama ragal ni moom rek duñ ci duggee problème day am parce que bëgg bokk na ci yi gën a yëngal jamono bokk na ci thèmes yi ñu gën a traité ci kaw suuf bokk na ci yi ñu gën a bind ci kaw suuf mooy alxubb almahabba nga xamante ni dafa am ay marahil am ay maratib am ay manazil am ay xaqaa'iq kenn ku ci nekk ci bëggkat yi ci
objet li ngay bëgg ak na ngay bëggee sa mbëggeel ci lañ koy firee. soo demee ci philosophie ñoom am na lu ñuy tuddee mbëggeel soo demee ci scientifique yi am na lu ñuy tuddee mbëggeel soo demee ci ñi ñuy wax romantique yi am na lu ñuy tuddee mbëggeel soo demee ci suufi yi am na lu ñuy tuddee mbëggeel ñoom seen mbëggeel moo gën a dangereux du ñàkk sax ci biir du ñuy wax ci mbëggeelu yonent bi foofu la ñuy ñëw du ñàkk kon foo dem rek ak seen définition soo demee ci indo yi soo demee ci musiciens yi ku nekk am na nu muy définir mbëggeel mais tey ñun mbëggeel bi ñu intéressé mooy mbëggeel bi nga xamante ni mooy gën ji mbëggeel ndax mbëggeel boo mënti bëgg ak noo ko bëggee ak koo ko bëggee dafa am fu mu commencé am fu mu yem dafa am limite ci temps ak espace ba mu des mahabba bii ñuy waxtaane mooy mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni mahabbaam moo ngi jóge ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala te moom yàlla subhanahu wa taala moo ko njëkk a bëgg avant kenn di ko bëgg te mbëggeel googu mu ko bëgg wallahi dafa doy sëkk rasulullahi dafa doy sëkk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel googu ko yàlla bëgg dafa doy ci moom julli gi yàlla julli ci moom dafa doy ci moom yëkkati gi ko yàlla yëkkati wa rafa'naa laka dikraka dafa doy ci moom sëkk kon keneen ku askanoo wala nga barkeelu wala nga jokk wala nga tibb wala nga bëgg wala nga julli ci julli yooyu wala mbëggeel yooyu wala cofeel yooyu wala yëkkati yooyu yow yaa cee jariñu kon mahabbatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy waxtaane mahabba la boo xamante ni ci yonent bi la jëm muy ndigalu borom bi tabaraka wa taala waaye avant ñuy bëgg yonent bi yàlla moo njëkk a bëgg yonent bi te yàlla moom doy na sëkk yàlla ganiyun anil alamin waaw moo ngoog kon alhamdulilah mbëggeel a ngoog mbëggeel gi nga xamante ni moom mooy fibre sentiment bi nga xamante ni moo ñu jokkaleeg waa ji nga xamante ni ca 570 la woon mooy 6e siècle ba 1442 tey jii ñu sopp ko cofeel goo xamante ni du ñu daje woon ak saxaaba yi tamit dañuy xëccoonte ak moom ak ñoom ci cofeel ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam kii nga xamante ni nag moom la ñu war a bëgg lan moo tax ñu war koo bëgg lan moo tax mu am doole lan moo tax mu am cër bi mu am dafa am benn mbokk bés al oustaz mu ne ma damaa bëggoon nga wax ma ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci benn phrase ma ne ko yonent bi de 570 la judd 633 mu dem ma ne ko 1440 ans nii mu dem mu jóge fi man leen kon dundam 63 ans doo ko bëggee tënk ci benn phrase doy waar waaye ma ne ko am na lu sama xel rabat dinaa la ko wax ma ne ko man li ma jàpp rek mooy ki nga xamante ni perdrul benn seconde dundam perdrul mooy mbindeef mi nga xamante ni perdrul benn seconde dundam yëpp daf ko voué daf ko jox daf ko jébbal daf ko dund ci borom bi tabaraka wa taala loolu moo tax yàlla defal ko cër yi mu am yëkkati ko màggal ko sopp ko digale ñu sopp ko ba wax ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni gis nga foofu doole ji yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga mënoon yàlla mënoon wax fattabi'uhu topp leen ko waaye dafa wax yonent bi ne ko mais waxal tey dama la jox autorisation musoo wax sa bopp man rek ngay wax waaye tey may naa la waxal ne fattabi'uni man topp leen ma waaw su bu dee am ngeen bëggeel ci yàlla te fi yàlla waxee ne qul in kuntum tuhibbuna allaha foo déggee allah bu dee xam nga li xew wa rasulahu dugg na ndax am na ay aaya sax allahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminin foo déggee allah rek bu dee xam nga li xew rasula nga ca wet ga léeg-léeg nag yàlla ci yërmandeem ak mbaaxam boppam rek lay tudd ci ginnaaw mu tudd yonent bi ci beneen maana kon ci aaya bii nga xamante ni moom mooy aaya bi symbolisé mahabbatullah fi rasulillah wa mahabbatu rasulillah fillah wa mahabbatul muminina fi rasulillah aaya bi son borom feeñal na ci dëgg daraja yonent bi ak cëram ak martabam ak maqaamam nga xamante ni suñ ko soppee suñu àdduna baax ndax Cheikh na Ahmad Tidiane dafa wax ne innal muhibba liman yuhibbu muti'un li tax mag ñi léeg-léeg di nga dégg gars yi sax di ci wax di ci juum ci ay xalaat di wax ne nangam ak nangam fii la ñu waroon jaar lii la ñu waroon jiital man leen déedéet ñoom xam nañ li xew avant ñuy defar bopp yi dañuy defar xol yi parce que xol su nangoo cër ya topp ca xel topp ca yaram topp ca leneen topp ca waaye su xol ba parewul jëmm ja du mën a topp ki nga xam te moom la moo tax toujours seen tarbiya nan lay demee dañuy fexe def ci yow mahabbatu rasulillah sopp loolu yonent bi bëgg loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga jeex ci moom ba nga xamante ni su ëllëgee sun la woowee ne la topp ko rek mu yomb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp xam na ni fukki at ak ñett def na ko ca makkatul mukarrama di woote ci yàlla
di tarbiya nit ñi di leen wax loo laa ilaha illallah fekk na boobu moo ngi defar seeni xol ba xol ya pare ba mu leen wax leen ba mu leen julli leen ñëpp a julli ba mu ne leen woor leen ñëpp a woor lu mu leen santati ne parce que boobu xol ya defaru na loolu nag moom la yàlla defar ci sunu mag ñi mais sëñ Mor loolu di ubbee gii rek ak leeral gii rek daanaka jeexal ne émission bi am na solo yàlla fayal ñu la alhamdulilah léegi dama déggee ci sa fi nga jeexitale ci bi mu defaree seen xol ba waajal leen ñoom saxaaba yi bu leen nee julli leen ñu julli wóor leen ñu wóor lu mu leen sant ñu def ma gis ni keroog ci sulhul Hudaybiya Suhayl mi ñu yabaloon muy négocier ba mu xoolee diggante yonent bi ak saxaaba yi bi mu ñibbee li mu wax waa Quraysh mooy raaytu Kisra fii mulkihi wa Qaysara fii azamati waaye fa maa raaytu malikan fii qawmihi misla Muhammadin fi ashaabi mais saxaaba yi lan moo doxoon ci seen cofeel ak yonent bi nan la demee woon waaw kooku ragal naa ni mooy exemple bu mag bi ndax ñoom ba leen yàlla taggee ci ñu am maayatu rasul ci la seen lépp baaxee muhammadu rasulullah walladina maahu gis nga maahu googu moo yëngal xulubul arifina yëpp góor yàlla yëpp seen yitte yëpp seen coow yëpp dañoo bëgg rek bokk ci maayatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu duñ ko amee jeex na yàlla wax leeral na ñooñu ñooy ñan leeral na ko yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan siimeehum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathalum fi tawree kon ñoom prononcé woon nañ tudd nañ leen bu yàgg wa mathalum fi linjili kazarain axraja shatahu fa azarahu fastaglada wastawa ala suuqihi yujibu zuraa liyagida bihum alkufar wa'ada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran aziman googu ci lañ rawee kurul ñoom ndax yàlla su ne woon ajran rek doy na waaye aziman googu mooy wane ni yàlla moo ngi leen di xoolee rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy borom azama moom Seydina Muhammad yàlla ko defal saxaaba yi su la neexee da ngay wax ni ñoom dañoo amoon fusion ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam day koo xamante ni soo ko déggee da nga koy bëgg a xam soo ko gisee bëgg koo jege soo ko jegee dootoo bëgg a tàggoog moom gaa yëpp noonu la meloon da leen a defar dafa am nit foo xamante ni doo fa àggeeg moom dootul am fu limite ci yow parce que su la fekkee nga nekk zéro mu yëkkati la ba ci lim bu amul nombre buñ mënta nombre su la fekkee nga gën a suufee ci mbindeef yi Seydina Omar wax na ko ñun tekki ñu woon dara yàlla moo ñu teral ci islam musuñoo tekki dara loolu junj la ci seen i jikko defar gum leen defar fóot gum leen fóot tarbiya gum leen tarbiya raxas gum leen raxas seen jikko yi mu wulli ba mu set wulli leen jël ay jikkoom yu tedd yi sallallahu alayhi wa sallam def ci ñoom ba kenn ku ci nekk ci ñoom dinañ ci ñëw léegi nekk ab Muhammad muy dox waaw loolu moo nekkoon seen diggante ku la ci neex ci ñoom tibbal ku la ci neex ci ñoom fàttalikul ku la ci neex ci ñoom mën nga dundaat ay jamono yoo xamante ni wallahi doo ko déggee rek sa yaram dafay daw soo ko déggee nga xeeb sa bopp ci cofeelu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi ci ku la neex jëlal Seydina Aboubacar Siddiq moom laay ñëw parce que macha allah xoolal rek maa ngi xalaat Aboubacar rek xam nga yaa ngi wax maaya bi nga xamante ni moom la nit góor yàlla yi di bëgg am maayatu rasul moom mu am lool ba pare amaat maayatullah laa tahzan inna allaha maana ndeysaan mi lan moo ko may loolu moom Aboubacar waaw xam nga ñoom yàlla subhanahu wa taala moo ko wax ci alquran annabiyu awlaya bil muminina min anfusihim dëgg la waaw waxul bil muslimina de bil muminina il faut nga am darajatul iman du islam kese waaye iman ngay am pour mën a nangu ne yonent bi moo gën a yey ci yow ci sa bopp ci sa ndey ci sa baay ci sa maam ci sa lépp ci sa fépp ci sa képp yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo àggee dëgg-dëgg ci mahabba ci moom téeréem mooy alxuraan moo lay gënal bépp téere xiblaam di màkka moo lay gënal benn xibla ay saxaabaam moo lay gënal bépp àndandoo ci kaw suufam soosu madinatul munawwara makkatul mukarrama moo lay gënal bépp suuf ci kaw mbindeef yi ci kaw àdduna jawwam ji moo lay gënal bépp jaww lépp yonent bi daal ci tënk moo lay gënal lépp keneen ak lépp feneen ak lépp ñeneen loolu fekk jullit bi àggagul ci martaba boobu déedéet bëggagul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aboubacar Siddiq waaw mais mbir maa ngoog li gën a sax ci xol moom la njëkk a defal yonent bi ñëw jox ko alalam yëpp toog
jox ko alalam yëpp toog keroog bi ko yonent bi waxee ne ko loo wàccal sa waa kër mu ne ko bàyyil naa leen yàllaa ko yonentam bàyyil naa leen yàllaa ko yonentam te boobu gars yi kenn ku ci nekk yaa ngi seet loo comp def moom dane moom bàyyi na indi na léppam ba ay mbàjji këram dafa ñëw jox ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoolal li ko yàlla fayee ba keroog yowmal xiyaam kenn dootu ko fàtte dañ koy sopp di ko bëgg ba yowmal xiyaama xoolal keroog ca xaaru sawr la fa xew mu jël yërëm bu tedd bi xotti ko di fatt pax ya daje faak borom cofeel jaan jooju moom it cofeelu yonent bi rek moo ko wacc foofu lu ëpp 3 junni at di xaar ñëwuk rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu pare pour faatu pare na pour faatu pour yonent bi dund pare na pour luy lor ko bàyyi yonent bi mu dund pare na pour défendre ko ci lépp dem na ba koy wax ne ko gars yi de du ñu xefoon rek gis ñu waaye ku yàlla sàmm laa tahzan inna allaha maana li imaamul Busayri wax ne wiqayatullahi aghnat an mudaafati min ad-duru'i wa an aalimin al-lutumi ku yàlla sàmm mucc nga Seydina Abubakrin Siddiq moo ngook mais ku la neex tibbal Seydina Umar ibn Khattab lu mu deful ci diine am na Seydina Ousmane ibn Affan Mus'ab ibn Umayr Saad ibn Abi Waqas Abdurrahman ibn Awfin Abu Ubaydah ibn Amir ibn al-Jarrah ñoom Seydina Talhata ñoom Saad ñoom Saïd ñoom Habib ñoom Suhayb ar-Rumi dégg nga ñoom Khabbab ibn al-Aratti dégg nga Ammar ibn Yasir Sumayya ñoom Abdullahi ibn Abi Bakrin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Omar kenn du ñooñu mais gaa yaa ngoog ñoom seen lépp keroog maa ngi gis ci histoire Seydina Ali bi mu amee baaraamu senqaleñam bi di metti yonent bi woo ko muy soox jaasi ji mu daan yor fu mu toll daan yor jaasi mais moom la ne tipp tànk bi baaraam bi dindi teg fële ne ko yonent bi moo may woo nga may yéexal kon yow toogal foofu xaar ma mais gars yi foofu lañ tolloon am na ci ñoo xamante ni ban leen waxee ne yonent bi dafa faatu dañoo ñaan yàlla gumba ca saasi am na ci ñoo ku nekk lañu sahaaba yi lu ñu deful ci mahabbatu rasulullah ñun ñoo ñu jàngal ñooy suñuy bàyyi sax far ñoo ñu jàngal nan la ñuy bëggee sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon duñ ko toppee foofu dañ ciy fanaan xoolal sax ku mel ni Uwaysul Qarani gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam connexion bu garaaw am waaye keroog biñ ko waxee ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëñam dañ koo damm xeer la wut boor bëñam yëpp daal ne kenn du damm benn bëñu yonent bi man may dese benn bëñ gars yi foofu lañ tolloon xoolal ku mel ni Ashamata an-Najashi gisul yonent bi mais lan moo ko lié ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Éthiopie sori na foofu sax toujours damay wax gars yi ma ne leen lu ñu war a étudier waat la sunu njaboot gi dañ leen a war a pousse ñu def ay thèse de doctorat ci le négus Ashamata bi jamono wonte woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout ñiy def science politique di jàng démocratie parce que oustaz foofu dafa doy waar digganteem ak yonent bi gars yi sonnee ci Makkatul Mukarrama dafa leen wax ne leen dem leen Éthiopie dem leen Habasha man damay wax ne keroog bi yonent bi waxee jëlee baaraamu bu tedd bi ne dem leen Éthiopie dem leen Habasha dem leen Afrique man dama ne man loolu laa gëm dama jàpp ne keroog la teraanga yëpp ak pétrole beeg jamaa yeeg or yeeg teraanga yëpp jubali Afrique ñëw ci joxoñu rasulullaay bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy richesse yi mooy suufu Afrique waaye xoolal yonent bi keroog bi muy wax gars yi ne leen dem leen Habasha dem leen Éthiopie Afrique noire dem leen foofu lu mu leen wax dem leen foofu buur boobu kenn du tooñ ci suufam kon justice ngoog mu ni buur boobu ku am loo bëgg a wax da lay déglu liberté d'expression ngoog mu ni buur boobu ku bokkut ak moom diine da ngay pratiquer sa diine tranquillement kon liberté de culte ngoog waaye yii soo ko boolee moom la ñuy wax démocratie maa la wax loolu yu mat sëkk te lii nii ki ko wax mooy Seydina Muhammad moo junj lii ci Afrique moo tax ma ne gars yi suñu demee ba tey jii 21e siècle ñu ñëw ne dañuy jàngal démocratie man leen déedéet kee ca Madinatul Munawwara junjoon ne ci siècle bi muy dund ab benn contre kese moo amoon démocratie ci kaw suuf muy Afrique
benn contrée moo amoon démocratie ci kaw suuf benn roi benn buur benn président moo nekkoon un roi wala un président démocrate ci kaw suuf mooy Asxamata te noir la woon. gis nga moo tax ma ne leen sunu ndaw ñi nañu réfléchiraat nañu xalaataat dinañ ci ñëw ci actualisation bi comme ni nga ko junjee sànq waaye damay profité wax leen ne leen lépp li ñuy wër lépp li ñuy seet yonent bi ba mu joxoñee ci la tuxu Afrique barke wilaya xam-xam cër suuf si jaww ji jant bi ndox mi jeunesse bi lépp tuxu na Afrique kon continent d'avenir bi continent bi war a dundal àdduna defaraat àdduna ci jikko ci xam-xam ci maarifatu billah ci lépp Afrique la kon nag bu sunu njaboot gi bu ñu topp riir mi bu ñu topp coow li bu ñu topp lamp yey xoy fee yëpp ngi fii nañu kilifa yi taxaw encadrer sunu jeunesse gën leen xamal seen bopp yar leen tegaat leen ci yoon ngir ñu mën a toog fii defar fii ndax lépp adduna bi fii lay mujjee ndax yonent bi joxoñ noonu na ko démb ca sixième siècle te kooku noonu di Asxamata gis nga foofu laay daanelee cofeelam ci yonent bi demoon na ba nga xamante ni bis la yonent bi toog ca Madinatu Munawwara daal di toog ba caag ne leen jóg leen muy sahaaba yi ñëpp jóg mun leen nañ def salaatu alal gaayib kan la ñuy jullee ñu ne Asxamata te kooku musta gisanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mahabba cofeel moo ko jokkaleeg yonent bi ba gisantewul ak ñoom waaye dooy lim sahaaba yonent bi da nga ciy boole sunu bokk moomu nga xamante ni moo taxawaloon bu ñuul taxawal négritude taxawal panafricanisme ci moment yoo xamante ni ki gënoon ci kaw suuf moo fi nekkoon mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah mais benn bii ma lay laaj ñi nag benn parenthèse la bokkul sax ci waxtaan bi parce que da nga junj lu am solo ci Afrique ak yëpp ci joxuñu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñu toll ci moment boo xamante ni moment bu difficile la ci suñu réew ci suñu ndawi réew ñoom ñëpp ñu ngi fii bàyyi Afrique di dem ak demin yi ci nekk ak risque yi nga xamante ni moo am ci immigration clandestine loolu su ma ci doon ñëwul ci 2 minutes 3 minutes di leen ciy laaye biir lan nga leen di wax rek waaw gis nga Oustaz loolu mën naa cee wax bu baax ndax man sama mémoire bi may def licence maa ngi ko def ci immigration clandestine ca Maroc donc xam naa sujet bi bu baax a baax te boobu bi ñu koy gëstu jamono boobu doyoon na waar lool man ci laa def sa mémoire waaye man dama leen di woo tey yonent bi moo xewle du ma dem ci université du ma dem ci chercheurs yi déedéet du ñoom laay laaj ay solution du ñoom laay laaj seeni xalaat tey yonent bi moo xewle jotaay bi jotaayam la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy tëbbu pour mu dimbali ñu teg ñu ci yoon ubbi naa bunt bi dama ne ba mu joxoñee la lépp taxu ñëw waaw léegi le problème mooy lan mooy lii fii yonent bi joxoñ muy barke wàcc fii nan lañ koy jariñoo c'est ça le problème nit nan la mën a toogee di yalwaan te fa mu toog di yalwaan fa muy toog di yalwaan mais trésor nga fa kooku bu dee nit ku baax nga bul ñëw di ko sarax da nga koy dimbali mu génne la nekk ci suufam jariñoo ko fii li fi nekk yàlla rek ko xam fii li fi nekk ci teraanga li fi nekk ci ay may li fi nekk ci ay valeur li fi nekk ci ay vertu dañuy wax ne ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee waaye réew mi fu ko génn ñaari minute rek di nga xam ni suuf su yàlla barkeel la réew mu yàlla barkeel la fu yàlla def ay teraangaam la fu yàlla def ay xéewalam la li ñu bëgg a wax mbokk yi fàttali leen ko surtout la jeunesse mooy déglu leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teewlu leen ko gis nga junjëm boobu suñ ko toppee defaruwaat taxawwaat ñu conscientiser yar former waajal génération yii di ñëw def ci ñoom li ñu war a def yëpp yaakaar naa ni lu bëri dina lijjanti ko bi ci des tamit mooy ñi ci bëri espoir ak fitna jamono moo leen yóbbu ak injustice ak jubadi ak corruption ak ndëngte yooyu yëpp moo tax problème la bu global avec des ay racines yu yaatu la am ci lépp moo tax gestion globale lay laaj gestion globale lay laaj xalaatu global lay laaj mais nag courage moom moo koy def su ko defee sunu mbokk yi ñoo ngi leen di wax ne leen nañu dal def ndànk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane na ngeen rafetal noo leen di wutee seen wërsëg ndax nit du am lu ko yàlla joxul nit du am lu ko yàlla joxul wërsëg bokkul kenn ku ci nekk suuf sa nga nekk suuf sa ngay waaj a dem sa wërsëg du fa nekkee da nga ko jot foo mënti toog noo mënti toogee foo mënti dem noo mënti demee la nga war a jot yàlla bala ngaa faatu yàlla dina ko teg sa loxo su ko defee loolu duñ ko xamee rek
lu bëri yàlla dina ko mën a rafetal dina ko mën a baaxal waaye suñu toogee dégg ay 400 jeunes ay 500 jeunes di faatu te jeunesse boobu ñoo war a defar seen dëkk te léeg-léeg nga dégg ci ay enseignants ay ñu yor ay boutiques yu bëri ay boromi xam-xam ay façon bu nekk kon nga xam ni war nañoo jóg war nañoo taxawaat war nañ takkuwaat xam ni yëf yëpp moo ngi fii am nañ de grands hommes ci histoire moom laa leen tudd léegi nii ku mel ni Seydina Bilal ibn Rabah nit ku ñuul la woon Seydina Ashamata nit ku ñuul la woon Seydina Cheikh Alhaaji Omar Al Fouti nit ku ñuul la woon te ñoom ñëpp dañoo gëmoon waxuma renaissance africaine di déedéet naissance africaine ñoom ñoo ko def ñoo ko doxal kon nag ñun renaissance bi la ñu laaj renaissance mooy taxaw jàng góorgóorlu nekk ci yoon su ko defee lépp baax incha allah ñun sosuñu kon ñun dañuy sof rek kon bu ñu góorgóorlu wax dëgg yàlla rafetal lépp dina dem bu baax macha allah incha allahu taala mais loolu dafa amat solo mais dafa am beneen mbirit boo xamante ni bëgg naa ñu ñëw ci ndax gis nga waxtaan bi neexaay bi mu neex moo tax temps bi day dem boo xamante ni ñun duñu ko sax comprendre temps baa ngi gaaw mais wax dëgg yàlla wax ji am na solo te nit ñi fas nañ ci yéene jëriñu ma am laaj boo xamante ni bëgg naa nga dikkal ma ci suñu mag yi réew mi ñoom de dañu bëgg yonent bi du jeex ci moom te defe naa ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ba mu toogee ca mujj dundam sama gaay ya laay nam saxaaba yi naan ko du ñu say gaay mu ne déedéet yéen samay saxaaba ngeen di junj ñooñu muy junj de wala joxañam ba mu junjoon ci Afrique feeñ na lool ci Afrique seen cofeel ci yonent bi suñu mag ñi lu tax ñu mel nii ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba paas ñu ko ba ñun loolu di nekk ci ñun loolu daal bëgg naa nga dikkal ma ci waaw xam nga mahabba cofeel surtout bu dee cofeelu yàlla la nga xamante ni soo demee ci ñoom Abdul Farid wala nga dem ci ñoom ku mel ni Rabiatul Adawiya nga xam ne ñooy kilifa yi soppkat yi soo demee ci seen i bind da ngay mujj daanu da ngay mujj xam ni ñii nekkatuñ fi waaw dem nañ bay wax fa laytaka taxlu wal xayaatu mariratun wa laytaka tarda wal anaamu xidaabu isa saxa minka al wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu waaw ñoom foofu la ñu tolloon ci cofeel pour ñoom adduna bi kenn nekku fi même bu dee ay milliards a ngi fi même bu dee gratte-ciel yaa ngi fi même bu dee bruit yëpp a ngi fi ñoom dégguñu gisuñu sentiruñu nekkuñoo lu dul ki ñu sopp dañoo feebar ci cofeel ba ki ñu sopp fekk jokkoowuñu ak moom fekk xamuñu ko fekk contemplé wuñu ko duñu am jàmm ci seen àdduna ñoom noonu lañ meloon loolu mahabba boobu moom lañ donnee ci sahabatul kiram imaamu Malik ngay commencé di ñëw wàcc imaamu Shafii mahabbaam ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mais loolu histoire xam na ko imaamu Malik lañ wax ci moom ne musul sax jëf yëfi nit ci madinatul munawwara su daan ñëw di jàngale si day solu ba ñëpp yaakaar ni fu nekk lay dem mu gëttu parfumé wu toog ci wéeru ci rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naan qaala haada waa jaa ngi nii kii moo wax ne waaw kullu kalaamin yuxazu aw yuraddu illa kalaama saahibi haada al qabri muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp noonu nga koy toppee ba ci imaamul Junaydi Ma'ruful Karxi ñoom Habibul Ajami ñoom Daawud at-Taa'i ñoom nit yàlla yi ngay dégg yëpp seen cofeel ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko nag ba ci Maulana Cheikh Ahmed Tijani ba ci Cheikh Abdul Qadir Jilani ba ci sunu mag ñu baax ñi ku ci mel ni Cheikh Alhaaji Omar Al Fouti radiyallahu anhu ndax bis wax na ko gars yi mun leen man ni ma soppee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yaakaar ni fii laa ko soppee juum nga mu ne ci alamul arwaax la yonente bi tourné rek fu ruuxam gi jàll rek ma topp ko ba yonente bi gestu ma gestu googu ma gestoo ci la sama lépp defaroo mu ne avant may judd fekk na ma commencé bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kooku foofu la tolloon sunu mag ñu baax ñi ku la neex tibbal ku la neex ci ñoom tibbal soo demee ci ay seeni xasaid seeni bind ñii ñoo ngay jooy ñii ñoo ngay way ñii ñoo ngay fanaanee xoole kenn ku ci nekk di wone cofeelam ci yonent bi te li ci gën a am solo mooy cofeel googu fexe nañu ba implanté ko saxal ko ci xolu seeni taalibe saxal ko ci xolu peuple bi moo tax Sénégal jaww ji dafa am cofeelu yonent bi suuf si dafa am cofeelu yonent bi ndox mi dafa am cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax tey jii koo mënti doon ñun Sénégal soo nekkee nit ku weex sax soo ñëwee ñu ne shérif nga teral la soo ñëwee nit ku ñuul nga sax ne shérif nga ñu teral la soo tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mbir metti lépp sedd foo ko tuddee xol yi yëngatu foo ko tuddee ñëpp kontaan lu koy waral bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ko waral mooy yar bi ñu yar njaboot gi ci mahabbatu rasulullah ndax
yar googu ñu leen yar mooy tax ñu mën a texe ndax àdduna képp koo fi topp wala nga def ko kilifa wala nga def ko royuwaay te du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su bis dina jot nga récc ko ndax du boobaa yàlla du la agréé yàlla du la nangul moo tax ñu yar ñu ci sopp ko sopp googu mooy tax ñu mën koo topp googu moo tax ñu mën koo roy googu moo tax ñu mën koo def sunu kilifa def ko sunu référence def ko sunu royuwaay def ko sunu lépp ci sunu àdduna ngir biir bàmmeel ñu dajeek moom waaye ngir yowmal xiyaam ñu dajeek moom nit yàlla yëpp ku la ci neex tibbal loolu gars yi moom la ñuy gàmmoo moom la ñuy waxtaanee suba ak ngoon guddi ak bëccëg yàlla na yàlla fayal ñu leen ci seen mahabba ci rasulillah waaye ñoom ñëpp leeral yàlla adduna yëpp xam nañ ne seen martaba yi ñu am seen cër yi ñu am wallahi dara mayu leen ko lu dul seen mahabba ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu ko yàlla wa laysa li amalun alqaaka ya amali siwal mahabba wa taadimi wa salami mu jeex tàkk kon nag mag ñaangoog macha allah yàlla na yàlla fayal ñu leen seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi sëriñ Mor ma wax leen nag ñu fi dara sëriñ Mor Talla Ndiéguène bu ngeen dégg loo wax ji xam ni intellectuel mooy wax waaye doomi daara mooy wax bi muy ne ci réew mi li doomu daara yi war a yër yëpp yër na ko ba génn réew mi nekk France dafa def liggéey yu am solo taxawaayam ci liggéeyal l'islam foofu ñëpp ràññee nañ ko ku ko fa fekk xam loolu macha allah yàlla na yàlla fayal ñu la moo tax bu ñëwee ci réew mi loolu day feeñ macha allah ma ziyaare waa safinatul fuqara yëpp waaye ziyaare xalifa bi nag suñu bàyyi tabarakallah sëriñ Munir xol bi sedd na man wóor na ma waaye kër ga yëpp seen xol sedd na yàlla na yàlla fayal ñu amiin Seydi Gaye mais sëriñ bi xam nga li nga wax nii ku dul tukki doo xam fu dëkk neexi te tukki dafa am solo imaamu Shafii wax na ko tafarruju hammin wa iktisaabu maisha wa ilmin wa adab maa sohbati majidin lépp li nga ko amee ci tukki ni nga gis ci réewu tugal dafa mel ni ñoom dañu am ñun ak ñoom problème xam nga ñun amuñu sago ci yonent bi te ñoom dafa mel ni xamuñu ñun ki ñu am ñàkk sago gi ñu am ci moom ñoom yeggu leen foofu mooy problème bii dox suñu digganteeg ñoom soo leen doon laaye biir ngir jàmm mën a am seen digganteeg jullit yi ci seen diggante jullit yi ak yonent bi alayhi salaatu loo leen di wax waaw al oustaz fi may tàmbalee rek mooy yàlla wax ne yahdi llahu li nuurihi man yasha gis nga iman mbootum yàlla la ku ko yàlla feeñalul fenkalul jant boobu ku ko fenkalul sa xol la wang faxtama fi l ardi jamian ma lafta bayna xulub yàlla wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa ba aaya jeex fadilatul oustaz bitim réew Occident en général dañoo xam l'islam te ñun ñii jullit ñu xaw koo réere toujours dama koy wax gars yi man leen ñoom xam nañ lan mooy allahu akbar te ñun ba tey xamagun ko moo tax foofu kenn du fa nodd ci kaw parce que dañoo xam maana allahu akbar xam nañ ko te ñoom am nañ lu ñu wax ne mooy akbar ci ñoom mooy seeni institution mooy seen laïcité seen démocratie seen monnaie seen liberté seen nangam yooyu mooy akbar ci ñoom soo ñëwee ne allahu akbar toog nga seen kaw moo tax ñun leen kon bu dee akbar la tamit na akbaru ci seen i biir waaye kenn du ko def publiquement te pourtant église yaa ngay yëngatu yeneen festival yaa ngay yëngatu waaye noddu ñu ne déedéet parce que dañoo xam maanaa bi beneen bi ci des mooy tamit dañoo xam Seydina Muhammad ñu bëri dañuy wax ne dañ ko réere waaye xam nañ ko xam nañu mission xam nañ li mu indi xam nañu yëfam yi fa mu jëm parce que tubaab lépp prévision lay liggéeyee du hasard déedéet tubaab day xool li ñuy wax court moyen long terme ñoom lépp luy xew ci àdduna fi ni dañ koy gëstu ci 15 ans 20 ans 50 ans waaye tey jii am na benn confidence bu ñu leen wax ne leen nii l'islam di doxee nekk ci suuf rek di ravager gaa yi tuub te kenn du yëg di def li ñu war a def te duñ ci boole coow du yàggee fii ak 50 ans Europe yëpp dañuy mujj nekk jullit loolu moo indi coow li loolu moo indi coow li dëgg-dëgg kon daal ni ma gisee daal mooy ñoom lii nga xamante ni moom la ñuy li tax ñu def lii am na lu ñu natt ca kanam te bañ mu yegg sa ngook loolu la dañuy anticiper dañuy anticiper
xam nañ li xew fi mu ne nii su ma la waxee réew mu mel ni France lu mat 3 junni jàkkaa nga fa 3000 te gars yi yëguñu loolu mais ñun suñu jàkka yi ñoo ëpp nit jàkkay Sénégal yi jàkkay France yi man julli naa gee ak 170 personnes en France waaw man jàkka ji mu julli te ci jàkka yi gën a tuuti ci Paris ci la bokk ñun suñu jàkka ñoo ngi ko tabaxee 3 millions d'euros presque 2 milliards te jàkka ju yem la te jàkka yu ko dàq gën koo rëy ñeenti yoon ñoo ngi ci biir Paris yow xam nga Paris bu baax al oustaz kon l'islam bi dafa commencé di implanté wu ak doole te noonu mu mel ci France noonu la mel ci àdduna bi yëpp léegi nag loolu la ñuy jéem a taxaw pour contrer ko moom li may dégg la ngay wax on peut pas arrêter la mer avec ses bras déedéet du sotti loolu moo xew donc nag le problème mooy julliti fi mu ne nii ñoo war a conscient xam ne wa man nasru illa min indillah te nasru boobu yàlla jox na ko yonent bi nee na ko wa yansuraka allahu nasran azizan jox na ko victoire bi nag ñun ñoo ko war a symboliser ñoo ko war a taxaw ñoo ko war a incarner ñoo war a taxaw ba ci suñuy comportement ak suñuy façon ak suñuy doxalin ak suñuy waxin ak yar gi ñuy yar suñu bopp yar ko suñuy njaboot préparer suñu bopp préparer suñuy njaboot ba loolu yàlla diggoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu réaliser woo ci suñu loxo donc am na loo xamante ni mënatul ne jusqu'à la fin des temps benn vague la boo xamante ni jóg na yàlla moo ko diggoon yonent bi nee na ko lu àdduna di gën a dox sa tur di gën a feeñ mooy war a fax naa laka dikraka keroog bi muy faatu téeméeri junni nit ak lu teg ñoo ko gëmoon 100 000 personnes 100 et quelques mille matuñu 200 000 tey jii 1 milliard 700 millions soo ne laa ilaha illallah ñoom ñëpp ñu ne Muhammadu rasulullah te amul benn culture wala benn civilisation wala benn peuple bu nekk ci kaw suuf lu dul ne peuple boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na fa ay njaboot am na fay taalibe te tey jii ñooñu même kii nga xamante ni moo ngi soog a tuub mahabbaam ak cofeelam ci yonent bi tax na yonent bee ko gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko maamam gënal ko nijaayam gënal ko sëriñam gënal ko lépp lu mënte am ci kaw suuf loolu nag moo xaw a tiital suñu mbokk yi loolu nag moo war a tax nag ñu war a gën a góorgóorlu xam ne li digo yàlla digoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah gis nga li ngay wax man de mosu yéeme na mosuma xam ne nombre bu toll noonu am na foofa ci ay jàkka wallaahi maa ngi dem benn dëkk bu ñu ànd si nga xam ne mu nga ca wetu frontière Suisse bi mais maa ngi fa gis juma yéem ci taar mooy li nga wax rek boo ci dem rek gis nga da nga ci gis lu la yéem lool mais sëñ ma mais est-ce que xam gi ñu xam loolu ak l'islam ji di dem war na leen a may sañ-sañu ñuy caricaturer suñu yonent sallallahu alayhi wasallam waaw xam nga oustaz foofu noonu man damay wax toujours ne ñoom la ñuy def seen xalaat la yonent bi man ci sama gëm-gëm kenn mënu koo caricaturer kenn mënu koo dessiner kenn mënu koo sax taqal far man loolu laa gëm kenn mënu ko taqal parce que yàlla moo ko sàmmal boppam waxuma la sax moom innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiran waaw bu dee ahlal bayt ñoo am loolu waxantuma la nag waa ji nga xamante ni moom moo war a laabal adduna muhammadun tahirun bal saatiru tuhami koo xamante ni yaa war a raxas gàkk-gàkk yëpp mënoo taq kooku kenn mënu koo taqal déedéet ñoom en principe dañuy gën a yokk nit ñi ñu gën a gëstu ji rasulullah te duñ ko gëstoo wax naa la ko sopp ko te duñ ko soppee dañ koy mujj a gëm am na loo xamante ni damay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da koy màggal ci jalaal di ko màggal ci jamaal màggaluk jamaal moom la ñuy def ñun ku sopp yonent bi nangam rasulullah nit ñi kontaan nit ñi bëgg joxe seen alal loolu taazimun jalaal yi la ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye léeg-léeg da koy màggal ci jalaal tamit mooy lan gars yi taxaw fee di ko saaga yooyu tamit ab màggal la heure buñ ci jógee xool leen tey jii macha allah am na benn safara cofeel bu tàkk ci xolu jullit yi lu ko tàkkal saaga yi ñu saaga yonent bi kon yonent bi léppam man damay wax toujours gars yi ne leen mooy ki nga xamante ni dundam amul sens interdit dundam amul poubelle loolu yonent bi léppam mu baax même lii ma la wax nii dama ne la Sénégal gii am na cofeel gu yeewu gu tàkkaat boog ci xolu jullit yi lu ko taal gàmmu gi taalu ko de jotaay yi taalu ko de waaraate yi ustaas yi waaraate taalu ko de la Macron def moo ko taal dëgg la kon Macron moom def na li mu def ca na mu toll ñu nit am na lu mu taal ci suñu xol taal ko ca
Cachemire taal ko ca Pakistan taal ko ca feneen taal ko ca taal ko ca Turquie. ñun ñëpp yeewuwaat nañ tey jii incha allah duñu yàlla dimbale balaa déwén di nga dégg ay junni ñun tuddee yonent bi salaa salaam te mën naa am du saaga yi amuloon duñ ko tuddee duñ ko attaqué waloon duñ ko tuddee tey jii tubaab yaa ngi gëstu islam man semaine bi may ñëw rek am na ku ma tuubal te lu ko waral gëstu yu mu gëstu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis ci ay sew-sew gis ci ay benn correspondance bu am ak li mu jàng li mu xam moo ko tuubal ci 30 minutes la ñu waxtaan mu dugg ci islam loolu nag man du man kese ay junni nit ñoo ngi koy def ci àdduna donc yonent bàngoo kenn mënu koo laal imaamul Busayri lu mu ko wax kayfa tarqa ruqiyakal anbiya waaw bu dee yonent yi ñoom mënuñoo jot yonent bi waaw ay xale yu ndaw yu juddoogul amaguñ 40 ans xarafuñu xamuñu ban heure a jot mus ñoo am problème dépense mus ñoo am problème wu sëy xamuñu ndax góor am na wala jigéen am na xamuñu ndax tàng na wala sedd na mais ñooñu duñ taxawee ñooy enfant gâté déjà xamuñu lu xew ñooñu duñ taxawee ñoom ñooy song yonent bi te imam Busiri nee na yonent yi mënuñ ko kayfa tarqa ruqiyakal anbiya waaw bu dee yonent yi mënuñ ko dab waaw ñoo léegi nag ñeneen ñi nu ñuy def faqad nabiyina fii xalqin wa fii xuluqin walam yudaanuhu fii ilmin wala karami dëgg la waaw wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albahri aw rashfan min addiyami toxolal nee na wa waaqifuuna ladayhi inda haddihum min nuqtati ilmi aw min shaklati ilhikam maa la wax loolu ma ngoog gaa yaa ngoog fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'rib anhu naatiqun bi fami law nasabat qadruhu ayatuhu idaman ahya ismuhu hiina yudaa daari salima fa innahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi zulami kooku mooy rasulullah yàlla moo ko wax ne ko wa rafa'na laka zik yàlla ku mu yëkkati ku ko mën a dab déedéet xam nga lan la mbir mi man dama jàpp ni al oustaz il faut que au-delà de l'émotion au-delà des cris labbayka ya rasulallah waaw yonent bee ñu gënal nanga au-delà de ça man dama jàpp ni dañoo war a réfléchir c'est important xoolaat sunu diggante ak sunu borom surtout xoolaat suñu digganteeg rasulullah yi xam nga coow li du manifestation yi ak yëngatu yi déedéet am na solo nag baax na am na lu muy yee am na lu muy def yonent bi mérité na chaque jour ñu dajaloo waaye dafa am lu ëpp solo lool mooy lan mooy ñun ñëpp ñu nekk ay muhammadiyun sama borom moo ñu wax ne kuunu rabbaniyin waaye ñun it yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jàngal pour ñu nekk ay muhammadiyun loolu mooy lan nit danaan ñëw di seet si yonent bi jóge ci beneen réew dajeeg Seydina Omar sukk ci kanamam dajeeg Seydina Talhata sukk ci kanamam dajeeg Seydina Aboubacrin sukk ci kanamam pourquoi parce que lañ ko waxoon ci yonent bi ci jikko ci mbaax ci yiw daf ko gis ci moom mais liggéey bi je crois que foofu la war a nekk sëriñ bi mooy dunne labbayka ya rasulallah wuyu nañ la yonent yàlla Muhammad mooy wuyu nañ la ci say jikko wuyu nañ la ci li nga tere wuyu nañ la ci li nga jàngale wuyu nañ la ci say valeur wuyu nañ la dootuñ fen wuyu nañ la dootuñ rambaaj wuyu nañ la sunu mbokk jullit yëpp dañ leen di yéene jàmm wuyu nañ la dañuy bëgg même ñi yéefari ñu ñaanal leen ñu mën a dugg ci islam mos li ñu mos mooy al imaanu billah loolu mooy dëgg liggéey bi préparer sunuy njaboot yar leen defar leen organiser leen informer leen xamal leen ba kenn ku ci nekk su génne nekk ambassadeuru rasulullah ba kenn ku ci nekk ci ñoom doo dajee keneen ku dul jullit sooy jëflanteeg moom ñaari minute mu am envie xam la am envie jaxasoog yow am envie sympathiser ak yow am envie wax la ne la valeurs yi nekk ci yow laa bëgg mu nekk ci man nga ne ko valeurs yi ki ma ko jox mooy tëdd ca madinatul munawwara mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga maa ngi ko doon junju ci gàmmu gi ci waxtaan wi man leen ñoo ngi doon wax ne aca bismillah nañu boycotter les produits français man leen d'accord on peut taper sur l'économie française en boycottant leurs produits mën na am ay effet mais effet yu tuuti lay doon man leen effet bi gën a am solo mooy ñu boycotter jikko yu bon yi nga xamante ni moom la ñu jëlee tugal imposer ñu ko yaree ñu ko ci suñu école c'est important mais loolu la ñu war a njëkk a boycotter jikko yu bon yi soxor gi rayante gi liggéeyante gi ñàkk teggin gi ñàkk kilifa gi saagante gi liberté bind wax lu bon ji nit ngóor jigéen ji nit dëmm ji nit xas nit wax lu bon jikko yooyu nga xamante ni du jukkoy l'islam du jukkoy rasulullah loolu la ñu war a njëkk a boycotter beneen bi ci des il faut aller plus loin il faut aller plus loin et être plus courageux dama ne nañu boycotter jikko yi nañu boycotter produits français yi waaye nañu wax suñu kilifa yi tamit ñu boycotter les armes françaises yi nga xamante ni sunu réew jullit yi ñoo koy jënd ci tubaab yi di ko reyee kër yonent ya waa kër Seydina Muhammad loolu dañ ko war a boycotter du produit yi rek la ñu war a boycotter dañoo war a boycotter jikko yi boycotter armes yi ndax armes yooyu moom la ñuy reyee waa kër Seydina Muhammad demal ca Syrie la fa dee demal ca Libye la fa dee demal ca Irak la fa dee te ñoo ñëpp
seen dënn lan moo ci nekk laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa ngi koy wax gars yi man leen da ngay dégg gars yi su ñuy wax naan waaw léegi maintenant réew mi fi mu toll adduna bi fi mu toll il faut apprendre à vivre avec le virus man leen déedéet ñun on n'a jamais eu de problème pour vivre avec les virus déedéet virus yi ñoo ngi fi woon ba adduna amee ba tey virus yaa ngi fi ñun on a des problèmes pour vivre ensemble pour se comprendre pour communiquer pour parler pour échanger pour mën a bokk loo xamante ni mooy essentiel pour avancer ci lu baax ñun problème boobu la ñu am mais amuñu problème ak virus yaa ngi fi woon te virus yi duñ fi jógee ba yowmal xiyaama kon ñun ñoo war a defar suñu diggante te maa ngi leen di xamal ne la wallahi billahi tallahi kenn mënta defar diggante yi te fekkul du wéeru nga ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mooy ki nga xamante ni yàllaa ko wax ne ko wa innaka la ala xuliqin azim ay jikkoom rek la yàlla di gërëm moom la yàlla tagg moom la yàlla gërëm yàlla li mu bëgg yëpp ci lu baax yonent bi la ko def li muy tere yëpp moom la ko wax pour ñu tere ko laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun iswa hasana boobu moom rek la kon nag suñu bëggee adduna bi baax ñu am jàmm li ñuy rêvé mu am teraanga yi am ñu mën koo jëriñoo yii ballu ci suñu réew mi ñu mën koo jëriñoo il faut que ñu branché waat suñuy jikko suñu connexion bi ñu branché ko ci réseau Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi feebar ñu jël leen yóbbu leen ci hôpital yonent bi mu faj leen ñi nga xamante ni seen bopp yi dafa yàqu ñu yóbbu leen ci hôpital psychiatrique yonent bi yi muy raxasee bopp yi ak xol yeeg ruux yi mu fóot leen defar leen ñoom ñëpp ñu nekk ay muhammadiyun même ñu dul jullit dañuy jëriñu ci jikkoy Seydina Muhammad ndax jikko yoo xamante ne la jikkoy universelle la yonent bi li mu am tënkuwul ci aada tënkuwul ci culture tënkuwul ci couleur de peau tënkuwul ci langue tënkuwul ci civilisation waaye même mbindeef yi même animaux yi ci seen bopp am nañ cër ci message bi ak jàngale yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah sëriñ bi kontaan nañ yàlla xam na lool alhamdulillah kontaan nañu lool yàlla jazakumullahu xayran xam naa ni li may dese si temps bariwul mais dafa am loo da benn mag dafa wax ci am solo dafa ni nit ñi sénégalais sopp moo ko gënal topp waaw te yërante bi taatuhu farata la waaye mahabbatuhu farata dëgg la ñun nag dañuy sopp rek waaye duñu topp léegi man ko léegi bu ñu bëggee sopp bu ànd ak topp nu ñuy def mun ma benn mag wax na la ko dene la alaamaatu qaalu inna azama istimalu sunnatihi min jumlat foofu boo ñu ci doon dikkal pour ñu jeexale ko nii nan la ñu mbenn mandarga mooy nekk ci ñun ñu xam ne ñun bëgg nañu yonent bi waaw xam nga question bi toujours wax yëpp moo ngi tourné ci façon bi du mbëggeel gi mbëggeel gaa ngi fi wax naa ne waxuma la sax nit ñi mais jaww ji sax dafa sopp Rasulullaay suuf si ngelaw li ndox mi dafa bëgg yonent bi waaye façon bi mooy nan lañ koy bëggee mu jariñ islam surtout loolu surtout jeunesse bi ñu actualiser seen mahabba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mahabba sahaaba yi li yàlla wax ne tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat yéen nag walakum ma kasabtum c'est-à-dire que génération bu nekk ak expérience spirituelle am ak ay réalité am ak ay problème am mën nañu nag adossé wu ci li jiitu waaye nag on n'a pas les mêmes problèmes kon solution yi mënta bokk mën nañoo nag jël ci expérience yu ñu jiitu woon pour affronter suñu problème xam ngeen ni ñun seen nouvelle génération avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec Internet avec les réseaux sociaux avec monde bi ni mu tasaaroo avec pensée yu bees yi liberté yu bees yi xalaat yu bees yi mais loolu dafa laaj modernisation bi dafa laaj xam-xam dafa laaj gis-gis dafa laaj sunu ñiy wax ci diine ñiy taxaw ci diine dafa laaj ñu xam li xew parce que léeg-léeg nga dégg kuy coow di wax ci diine dëgg la jàmbaar la waaye nag soo xamee li xew da ngay xam ni kii il n'est pas informé. dañ ko war a réactualiser waat dañ ko war a réactualiser. voilà mu mën a connecté wu ci réalité temps am. effectivement c'est très important. dañuy wax ne cofeel gi ngay wax noonu. dafa am juróom yoo xamante ni. moom mooy sababu cofeel benn bu njëkk bi mooy taar. bi ci des moom mooy jikko ju rafet. bi ci des moom mooy lan yaakaar bi ci des moom mooy lan rafetal mbaax. bi ci des mooy lan relation te juróom yooyu yëpp moo ngi dajaloo ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam su jotaay bi yaatu woon benn bu ci nekk dinañ ko expliquer leeral ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la dàqee mbindeef yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la gënee ñëpp jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la ko ñëpp yaakaaree rajaul baraya yonent bi nan la nekkee kii dàq rafetal dàq def lu baax yonent bi nan la ban relation lañ am ak moom mooy ci wàllu forme adamique bi wa nuuri al akwaanil mutakawwinatil aadami la forme adamique mooy la tête le tronc et les quatre membres membre inférieur membre supérieur bopp loolu relation la ak yonent bi ci sunu ruuxu dañoo am ak moom ci haqiqatul muhammadiya dañoo am ak moom relation ci leer dañoo am ak moom relation yooyu du yaatu woon ñu yaatal ko waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ci gën a am solo surtout génération bu bees bi mooy nañu formé wu nañu informé wu nañu dal nañu teey nañuy xalaat nañuy gëstu nañuy liir nañuy ubbi suñu am ouverture d'esprit ba nga xamante ni
problème yi du ñëwee du ñu topp riir mi parce que oustaz gars yi dañuy jàng manipulation loolu ñuy jàng science politique xam nañ li may wax spécialiste de la communication yi xam nañ li may wax am na yu bëri da nga koy gis nii mu nekk mbiru diine même léeg-léeg attaques yi ñu attaqué yonent bi léegi-léeg attaque la su boobaa dafay laaj riposte mais léeg-léeg provocation la provocation nag xel ngay demee dal teey parce que tey ji bu dee du ñu saagaa yonent bi ñu rendi ñu saagaat ñu rendiwaat lu ñu mujj wax kon li ñu piège bu ñu bëgg a piéger l'islam dugg na ci mooy lan l'islam ay sanguinaire lañu dëgg la c'est important ñu dal def ndànk yëf yi ñu koy traité ak xel ak xalaat ak dal ak teey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari na problème yoo xamante ni mais nubuwa la ci jiitu mooy xel ab yonent day nekk fatin al fitnatu bi ta dëgg la day yeewu ab waliyu day yeewu borom xam-xam dafa war a yeewu parce que pièges yi yëf yi dañ koo nëbb dañ ko làq ay cote la ay explication la yoo xamante ni doo amul formation xamoo li xew musiba dafay am kon dëgg cofeelu yonent bi fii ci jamono mooy man li may wax la ca des mat na màggal nañ ko gàmmul nañ ko defal nañ ko ay xew fu ñu toll ñoo ngi koy tudd ay doom li ci des mooy ñun jeunesse bi suñu cofeel ci yonent bi ñu actualiser ko daal di koy vraiment dëppale koog jamono dëppale koog temps xam li xew ba kenn du mën a nax kenn mën nax l'islam insha Allah wallahi akmalul wara xalqan wa xuluqan lahara mislu qat lam yura wala yura fi chemi Serigne Mor wax dëgg yàlla wallahi Sénégal yëpp kontaan na adduna yëpp kontaan nañu macha allah sagal nga l'islam siggil nga l'islam macha allah liggéeyu maam yàqoo ci dara wax dëgg yàlla kër ga yëpp bég nañu alhamdulilah jabootu Alaaji Ahmad Baro yëpp siggi nañu kontaan nañu lii rek la ñuy xaar ci doomi daara yi buñ ko defee yor ko rek ñëpp xel yi dal wallaay waxtu wi jeex na tàkk ba léegi junñu nañ ma koy waaye neexaay waxtaan bi mu wax moom laa mënul woon a bàyyi ñëpp a kontaan te li nga xam ni nit ñi bég nañu parce que lii mooy discours bi ñu soxla man surtout li nga jeexale te ñu war ko bàyyi xel attaque ak provocation du benn dañuy bàyyi xel bu baax bu ñuy provoqué ju xool nan la ñuy taxawee macha allah sëriñ bi boo doon tàggoo lan ngay tàggoo waaw man du may tàggoo mooy sant tey gërëm parce que dama jàpp ni lii ëttu daara ji nga ko tuddee waaye billaahi ëttu daara ji la ndax ku fi ñëw rek xam-xam rek a fi feeñ te xam-xam bu sérieux moo fi feeñ kilifa yëpp dañ koy suivre sëñ bi ba mu ko waxee sëñ Muniru daane ma du ma ko raté mukk alhamdulilah loolu foor na te loolu nitu diine yëpp la waxantuma la nag tafsirul Qur'an nga xamante ni xam-xam bu doy waar la xam-xam bu raglu la waaw yàlla li ci dimbali yàlla na yàlla gën la ci dimbali kay amiin amiin li may wax rek mooy rendez-vous bi ñu am ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ëllëg yawmal xiyaama maa ngi ñaan sunu jeunesse bi buñ ko raté bu ñu raté sunu rendez-vous ak yonent bi dafa am fu mu ñu woo fii ci kaw suuf mooy ay valeur am ak ay vertu am ak ay jikkoom ñu taxaw nekk ay ambassadeur am buñ ko raté beneen rendez-vous mooy suñu dee ba dajeek moom ëllëg yawmal xiyaam war nañoo taxaw wan ko liggéey bu am solo ba mu kontaan ci ñun ñu bég ci moom mu bég ci ñun yàlla boole bég ci ñun dugal ñu aljana ñu dëkk ak moom ci biir firdawsu mënuñoo bokk ak moom kër waaye du ubbee fenêtre mi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko assalaamu alayka ya rasulallah ya habiballah jotaay boobu yàlla buñ ko wuute insha allah amiin ya en tout cas ñun de bég nañ ci yow waaw xanaa nga may ma mu nuyu mbokk yi tabarakallah waa France yi sama wëllëre yi sama mbokk taalibe yi sama mbokku xadara ba mbokk yi ñi ma bokkal di liggéey ci diine ñëpp ak sama goro yi wax dëgg yàlla sama tukulóor yooyu ñoom nga xamante ni ñooy borom yeelaa waaw macha allah jaay yooyu macha allah ñun mamalaa ji ma ne ko sama doom ji ma ne ko yow sëriñ nga ca déwee nga bokk macha allah yàlla na yàlla barkeel ñoo ngi nuyu ñëpp ñi ñuy suivre partout dans le monde tey bëgg tey kontaan ragal naa nag léegi xanaa dootuñu jaawat le ndax léeg-léeg gars yi kar ma ca France naan ma sa tafsir bi am na solo man leen déedéet kooku bàyyi laay la de macha allah loolu mbégte la macha allah dañ may jay rek xam nga ne yow yaa ñu gën a taaru ndax leer yi yeneen yi leer na macha allah yal nañ la yàlla fayal kontaan nañu bég nañu kër gi siggi nañu kilifa gi kontaan na alhaaji Ibrahima Ndiaye soxnaam Adja directrice kontaan na ak technicien yi ñi fi nekk yëpp bég nañu ndax xam na ni du am jot moo la indi waaye xam ni lu wareef la ak fa ñu la téye nag foofu moom mënoo woon a bañ a ñëw xam nga loolu kon yàlla doy na waar yàlla la yàlla fay tubaab nag day wax fi may jeexale nee na jamais 2 sans 3 def nañ ko Paris deuxième mal nañ ko fi troisième rendez-vous bi du ma leen wax fan la man ak Serigne Mortala ngeen xaar ko yàlla na yàlla defal dégg yàlla na yàlla defal topp ku émission bi raw mën nga ko dabwaat samedi dinañ la ko tegalaat ci la 2STV wax ni aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum. Allah yubarik. Ma sha Allah.